bi la li kilifa di tudd ci xaalis day ci réew mi la bari na lool les fa yéene kaa ne dama ne la budget 2022 bi day waaw gouvernement bi la fa mu teg seen bët day juróomi junni ci ay milliards la allahu akbar 5000 milliards l'observateur ne ëpp na ko député yi nag ginnaaw ba ñu dégloo ministre Abdoulaye Daouda Diallo ba pare day waaw daal dinañuy wane seen njàqare diis inquiétude ba waaw parce que député maire bu Mbambilor dañ leen jóob nee na d'accord naa te kontaan naa ci téeméer boo jël ci budget bi la juróom fukk ak juróom-ñeent ya 59% investissement la waaye lu jëm nag ci wàllum infrastructure yi la jàpp naa ne liggéey bi day des na de parce que xoolal leen ma hôpital yi su mbargaan gi le ñaata doomu aadama kon ñoom ñoo fay yeewoo vraiment hôpital ba war naa dépasser nag niveau bi le ngañ joob yamu ca waaw parce que nee na xoolal leen ma Mbambilor lu tolloo juróom benn fukki junni ak juróom-ñeent 69 000 habitants waaye Mbambilor amul lycée ba léegi ni la yaa jum wala maa jum ngañ joob ne Mbambilor amul benn lycée nag laa la wax te CM Gorom 1 bi nga xam ne kon moom lañ doon tabax atu yàllaa ngi ni lée CM bi pareegul ba léegi ni lée maire Mbambilor ne am na ay élèves yoo xam ne ci Mbambilor gi lée ci ay saket ak printing la ñuy jàngee abri provisoire waaw critique yéene kaay ne 2012 2022 ba day waaw budget ba yegg na ci juróomi junni ci ay milliards mais gis nga xarañte professionnalisme gi nga xam ne moom la gaayu Abdoulaye Daouda Diallo yi nekke ni lée gars yi rafetlu nañu ko de Le Quotidien yéene kaay ne xanaa xamoo leen ne budget ba lañ ca bëggoon romb nañu ko sax fukk ak juróom-ñaar ci ay milliards Direct News de Abdoulaye Daouda Diallo kay ginnaawam bandang waaw parce que nag lu tolloog 12 088 salles de classe tabax nañu ko abri provisoire yooyee lu tolloog 1850 daal dinañ koy tabax ci ay classe waaw 1 milliard 231 millions 96 mille ci ay recette 2021 bi kon def nañ ko transport ci wàllum dem ngeen di ki gilee autorail wi relancé nañ ko te état bi nag lu ci tolloog juróomi milliards la fa seene dugal at bu ne jagleelee ko communes yi lée pension retraité yi lée nee nañ danañ ca dolli slëf libération yéene kaay de boo jëlee 2012 léegi ni lée dama ne la gars yi doublé nañu budget ba laa la wax benn arriéré de paiement amul ci entreprise yi nga xam ne dañuy liggéeyal nguur gi lée alerte yéene kaay ak réew mi quotidien loi bi ci wàllum terrorisme ga day waaw opposition ba nekk ci assemblée nationale ga la dem nañ kalaame ji te conseil constitutionnel laa la wax sursaane dama lay gis nga député yi nekk ci opposition bi day am nañu lu ci toloo ñaar fukk ak benn ci ay signature ngir conseil constitutionnel googe daal di niilal lii ñu yokk kon ci wàllum loi bi yéene kaa ngi ne waaye gis nga loi bi nga xam ne nañu koo voté fanweeri fan ci weeru décembre 2019 muy daan wàllum yekkataan viol ak lu ni mel waaw ñu ci bare bari dañoo umpale la nekk ca loi boobee waaw parce que yow raay rek raay caressé raay juróomi at jàpp fukki at la raay kese yi dee xanaa kon boo defee leneen aduna tukki bu ñu sukkandikoo ci article 320 bis waaw nee na lépp lu xeetoo ak wàllum yekkataan raay mbelle mbirum saay jëfandikoo ay image wala son jaare ko ci ay mbirum technique bu mën a ne na ay whatsapp la ak ñoomin seen bu mu ci mën a ne laa la wax lalu ci mbirum góor ak jigéen sexuel nga def ko xale boo xam ni fukki at ak juróom benn la am loo ba day daan na la juróomi at jàpp fukki atu yàlla laa la wax laa ilaaha illallaah yéeni kaay daaw da càmmine te article dafa ne bu dee da ngaa yegg ca kawam na dëggantaan te pénétration sexuelle la waaw kuur ga ca gën nga def ko ci fitna wañaar loxoom jaay ko doole wala menacé ko wala bett ko loolee viol la fukki at jàpp ñaar fukki atu yàlla allahu akbar Sud Quotidien xoolal ma coppite yi nga xam ne président Macky Sall def na ko lépp diggante jaay doole la ak wax ju toogul rek ay imprécision wala yàkkamti kay xoolal leen ma acte 3 décentralisation googu bi ko fi Macky Sall indee waaw xoolal leen ma yenn communes yi lan lañ ci jëlee toroxtaange xoolal leen ma référendum bi la ak 15 points mi jaay doole wala yàkkamti xoolal leen ma loi bi tey ji la ci wàllum terrorisme gi forcing jaay doole jiixi jaaxa te gis nga nag boo ci génnee coppite yooyu muy indi ci loi bi tey modification yi ci code électoral bi nag source aané xalifis yi nekk ca Bakel day ay punkal yu nekk ci Benno Bokk Yaakaar waaw ñoo ne leen ñëw leen waa kër Khalifa Sall ne ñoo lànk laa la wax looloy dëgg de les fa yéene kaay ne waa gëm sa bopp day am nañu ñoo xam ne ñëw nañ ca ñoom jóge AFP APR ak parti démocratique sénégalais tribune yéene kaay ne waaye yow demu Macky Sall ba ca Thiès moom mburu waaw lan moo tax ba Sow ñëwul astafurlah lan moo tax ba Idrissa Seck ñëwul en tout cas coow li bari na de waaye yow ndax Idrissa Seck daa nekkoon ca biir Thiès googe ne muut daal di toog fi mu toog wala dafa nekk ca këram nga nekk ca Bandia gële di seetaan demu Macky ba wala ndax Idrissa Seck dafa nekk ci Ndakaaru njaajal Jóob gi lée nekk ci ay mbiru boppam en tout cas ñenn ñoo xam ne dañoo ànd ak Idrissa Seck day dañoo jàpp ne Idrissa Seck kilifa la ay dem ci ay gatandoog ay buuxanteeg yooyee du ca ne yéeni kaa gi ne waa kon xanaa Idrissa Seck moo gën a fort ministre yi punkal yi nekk ci réew mi Idrissa Seck tey bañ a dem waaw parce que tribune yéene kaay nee na Idrissa Seck moo gënoon a soxor ci Macky Sall laa la wax di ko xas di ko toroxal bam ne tootu ko toral moom
Idrissa Seck moomee moo mujj nag lekkaat watu atiflit yi nga xam ne kon génnee woon na ko te gémmeñ nga ñu fal ko président conseil économique te Idrissa Seck dane woon bu ma faloo conseil économique bi lée dama ko fii jëlee waa conseil économique boobee bañ leen laajee waaw nee nañu Idrissa Seck day ñëwatul sax ca bureau ba nag faf yéeni kaay déeme jaagi ne waaye yow Idrissa Seck tamit moo tey ni muut kat waaw lan lay waxati yow Idrissa Seck xam nga ne bu ne sëqat wala mu wax lu ndaw Macky Sall mën na koo dàq te Idrissa Seck moom Macky Sall bu ko dàqee na ko leer ne mooy bare na ca retraite politique par force termine yéene kaay ne ministre de l'artisanat day Baba Amadou Ndiaye waaw nee na ñun day accueil bi gisuñ ci dara lu dul lu baax réussite am na ca mobilisation bi am na te waa Thiès tam wan nañ président Macky Sall ne ko vraiment affaire bi yow la 24 heures yéene kaay ne politique gu Sénégal bi lée munoog soo ak Gloria est-ce que ñi itam jaawale wuñ saafarawu jàmbur sangoo ko réew moo xam ne jàpp nañ ne président de la république daal yàlla ju ndaw problème yëpp moo koy saafara looloo tax ñu koy biiw ni weñi kon di biiwee ay ginnaaw kër mar ni tali waaw état wu Sénégal bi nga xam ne day léegi dañ koo jàppee ay mbirum waxaale mais te koy waxaale fëgg jaay négociation ay weccante ay alal mbir mi daal teranga la mandat bi nguur gi nombre de militants réew mi quotidien waa parti démocratique sénégalais moom xanaa dañ koo fàtte keroog ba jubóowu Massalikul Jinaan bi amee ak léegi ni lée Abdoulaye Wade tamit dem ca palais ba Macky Sall di ko ne ko dana ko seeti seeteegu ko ba léegi ni lée mbaadu kon dañoo nax Abdoulaye Wade daal di koy piégé yéene kaa gi ne mais léegi auto politique bi lée bu ñu waxantee dëgg Ousmane Sonko ak Macky Sall la parce que fu ñu waxee opposition ak nguur xeex ba Ousmane Sonko ak Macky Sall la daal di jël PDS na tegee ko nee ca tuus ya du yoon de parti démocratique sénégalais nag bu ñu demee ba amatul kattan bu mu xeexee ak Macky Sall mi lée non bokkul ak PDS ba ñu xamoon de bi am ñaar fukki at ak juróom-benn ci opposition amaat fukki at ak ñaar ci nguur non buñ demee ba PDS mënatul xeex wala amul kattan gu mu xeexee ak Macky non PDS ba woon ak bii bokkul les voyés ne kaa ne defaraat nag ak yorinu marché Sandaga day xeex baa nga ca diggante Soham Wardini maire de Dakar ak Alioune Ndoye maire Plateau laaste Guédiawaye fi fu nañ dee ndaxte nee nga ñu fonctionnaire yi ñooy tongtongee kon seen suuf soosé taatu fila ooye la ñuy séddoo waaw te ña ngay tuumal nag direction générale impôt domaine na ñoo bëgg a tegate loxo ñeent ci ay hectares cay Guédiawaye cey Guédiawaye filao Guédiawaye dragon Guédiawaye corona Guédiawaye pétrole Guédiawaye waaw kay pétrole boobee nag lañ war a xeex parce que suul gaz du ko tere xeeñ te troisième mandat dañ ko fiy tere rek boo paree ma ne la alaaji tëjal jaajëf El Hadj Ahmed Aidara jaajëf. yéen waaye Abdou loo yàkkamte nii. sama jabar moo ma yónni maa ngi dem jëndi basangu Sosenap. xamoo si dara sax man sama jabar collection bi yëpp la am man sax dama ciy fiir nag basangu Sosenap bokkul sax ak yeneen basang yi basangu Sosenap liggéey bi moo jaar yoon dañoo xarañ. tamit 38 ans d'expérience du ay jaaxaan basangu Sosenap couleur yi dafa rafet ànd ak motif yu tegu si temps teg si dimension bi nga bëgg da si yam net dara du déborder basang yi dañoo confortable maa la ko wax yéen professionnels yi si ngeen bokk commandé leen seeni basang personnalisé fépp si Afrique de l'Ouest ak Sosenap gaaw leen def ni Abdou jënd seen basangu Sosenap jamono day soppeeku de basang yi tamit du rek ay basang ay Sosenap la bu jaaxle woon na sa xel dal bu meroon na nga bëgg dama ne la yéen waa Bawol day am ngeen ngeen gu rëy waaw conférence la méga conférence la gëm sa bopp gi la ñu ne kañ la vendredi 9 juillet ajjuma juróom-ñeenti fan ci weeru juillet la ca Mbàkke boulevard Ndoyen la ñu ne fédération Bawol gëm sa bopp day mooy dalal nag président Bougane Gueye Dany vendredi 9 juillet la de bu ñetti waxtu jotee 15 heures ca Mbàkke ca boulevard Ndoyen tey li la responsable mouvement gëm sa bopp ya nekk ci biir Bawol googee yëpp moo xam Bambey la nangal ma Sadio Daaru Muxti Kayal ñu ne woo leen nag ci ndaje mu mag moomee méga conférence la bu gëm sa bopp ak président Bougane Gueye Dany yaakaaru 2024 ngir un Sénégal nouveau ay waay dikk leen àjjuma 9 juillet ca boulevard Ndoye ca Mbacké ak fédération Bawol gëm sa bopp képp koo xam ne nag bëgg nga caa am lu gën a leer wool Ibrahima Gueye superviseur ci 77 633 16 03 Bawol nag am ngeen gan loolu ma sa wax de nat ba bukaan tey coow li yow la waa COPAS di cadre des organisations professionnelles artisanes bu Sénégal ñoo leen di woo ci sit-in bi ñuy amal le jeudi 1er juillet 2021 à la place de la nation à partir de 15h ba 19h la ñuy naqal nag bokk na ci ñàkk respecté gën leen ñàkk cëral ci jàppale Covid 19 bi 150 000 francs ñu diggoon leen ko yokk ci njëgu bant gi ñuy sàkku it ñoom artisan yi ab site de recasement espace boo xam ne artisan yee ko moom yëkkati gën leen di faral di def ñu daal di koy dakkal ñu bëgg seen tailleur local yi di defar tenue scolaire yi bëgg na nit ñoom artisan yi comptoir d'or ngir bijoutier yi ak seen matières premières yi
code des marchés tannerie yi pour cordonnier yi waaye itam yeneen i problème yoo xam ne mu ngi leen di laal artisan yi di leen jox rendez-vous le 1er juillet 2021 15h 19h ca place de la nation ci seen sitting bi ngeen mën ci woo Babacar Gueye coordonnateur bi ci 77 647 99 03 wala 77 645 46 78 waa COPAS artisan yu réewum Sénégal ñoo leen di woo sitting le 1er juillet 2021 ca place de la nation de 15h à 19h. Dans l'école japonaise, c'est cause pour laquelle la patience s'impose ci accès boobule bu dee nag sur l'autoroute pour ñi nga xam ne ñoo bëgg a progresser en provenance du côté école Mariama Niass vers l'échangeur de Hann foofu la aussi yéex na ay woto yu bëri ñoo fay transiter bokk na ci ñi nga xam ne ñoo béy ko du côté de Cambérène Padoua ba ci sortie péage bi cause pour laquelle c'est un peu difficile pour ngeen progresser tranquille wante nag bu ngeen dépasser l'échangeur de Hann mën ngeen wéy seen circulation vers Colobane jàpp centre bi Yatou Seck. C'était Trafic News. mi ngi noonu merci beaucoup Papa Alé Cissé joxante dig daje si kanam Mame Mbaye Ndiaye ma bàyyi la nga wéyandeeg say gaay ñu fas génne waxtaane yéen si ay ponk ci biir jotaay xibaar ànd ak le député du peuple El Hadji Mouhamadou Mansour Diop maa ngi laa nuyu. maa ngi lay fay bu baax maam. ba jël nga céréales yi ba. alhamdulilah sant naa bu baax. sant yàlla Diop la sant moo tax ñu ànd ak Birahim Diadji Touré borom café gu amul suukar gi. ak tuuti chocolat. Yacine Seck merci. ak kaasu meew waaw man kaasu meew laay jël. ayca ñu koy door ak jongante baccalauréat bi bac technique bi tey jii si suba la nu kaa door benn fan ci weeru juillet ndax xam ngeen ne kon lu toll si 7 junni yu tegal juróomi téeméer ak juróom-ñetti fukk ak ñeent ci ay candidat ñoo bindu sa lycée technique Maurice Delafosse téeméer yu toftal juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett ci ay candidat ñoom ñoo war a nag soobu ci jongante baccalauréat bac technique ak industrie mu mel ni kon bokk na ci série yooyee T1 T2 ak F6 mu di série yu nga xam ne nii ndongo yi ñimew ñu ko lool donte nag proviseur ba mu ngay xam ne kon am na amélioration teex atum daaw du ñàkk Balla Thiam proviseur ba nañ teewlu ay kàddoom bac G wala sax li nga xam ne moom mooy bac technique bi ñu gis ne kon ay matière la wala discipline la bu nga xam ne ni gaañ ñi taxuñu koo ñume gis nañu ni nguur gi surtout ci régime mu Macky Sall dañoo jël benn option bi mooy ñu fexe ba enseignement scientifique ak technique ñu gën ko lawal parce que quand même li ñu naan avenir bi mu ngi jëm ci wàllu jumtuwaay yi nga xamee ni ñoom ñoo fi nekk di ay jumtuwaay yu xarala ak yoo xamee ni nit ñi dañ koy utiliser un peu partout dans le monde parce que am na foo xamee ni boo fa tolloo mbir mi dootul jàng français wala jàng li ñu naan série littéraire yi est-ce que dina am jeexital ci wàllu koomu askan wi c'est plus ci tey am na ñoo xam ne ñu ngi jàng ci wàllu agriculture di def loo xamee ni bokk na ci lu méngoo ak jamono bac wala les filières scientifiques et techniques président de la République avant même Macky Sall le président Abdoulaye Wade également mais dañ ko bëggoon a gën a renforcer surtout dugal ci jigéen ñi donc je pense que ci wàllu jàng ak jàngale déjà parents yi war nañu seet nu ñuy def ba option yooyu di jëm ci wàllu technique di jëm ci wàllu scientifique ñu gën cee soññ seeni njaboot ba nga xamee ni ëllëg dinañu am njëriñ ci askan wi parce que tey da ngay dem ñu ne la fac droit yaa nangami étudiants yoo xamee ni tout le monde ne peut pas sortir avocat ou juriste wala liggéey ci lu mel nga dem ñu ne la fac wala série littéraire yi ci ñu jamono ay série A wala tey série L boo ci génnee est-ce que ñëpp mën nañu insérer dans la vie sociale ou professionnelle système éducatif bi bon il y a des efforts qui sont en train d'être faits notamment par le gouvernement ak régime yi fi jàll yëpp pour mën a gën a favoriser lii di technicité boobu scientifique ak yu ni mel je parlais tout à l'heure par exemple agriculture mais am na ñoo xam ne bu ñu ko jàngee jaar ci fa ñu war a jaar mais ils peuvent rapidement te jox la ay rendement ci wàllu agricole yoo xamee ni yu am importance la ay ITA yi ngay dégg ak yeneen mais ce sont des gens yoo xamee ni ci yooyu la ñuy génne ba mën ne amal seen askan njëriñ et je pense que ça c'est très important ñu gën a favoriser et privilégier ces séries scientifiques et techniques. surtout si utum xëy mi nga xam ne si la ñu toll ndax dañuy faral di gis ne série littéraire yi boo fa génnee il faut nga defaat formation ngir mën a amam xëy alors que bu dee série scientifique yi souvent boo génnee rek si université da ngay am directement xëy. nga am xëy maam parce que li koy sabab mooy déjà di nga mën a sax créer say fi bopp. parce que déjà am nga xam-xam bi la permettre nga orienté wu ci lenn comme ni ko Birahim waxee sànq ci wàllu agriculture ci wàllu élevage ñaata ci ay ndaw tey. ñoo mujj nekk ay éleveurs yu mag a mag nekk ci biir business bi alors dañu jàng ba am seen ay diplôme mais fekk na ci seen jàng bu mujj seen ay formation dañu spécialisé wu ci domaine boobu parce que liggéeyal sa bopp moo gën a yomb fuuf liggéeyal keneen ci temps bi
la ngay formé wu. mën cee am liggéey bu xëy directement. et puis dafay loolu bu ñu ko harmoniser sax yow Birahim dafay gën a yomb ci gouvernement bi pour ndaw ñi am liggéey. parce que yow fekkee da nga jàng agriculture keneen ki ñu formé ko ci wàllu transformation comme li ngay dem ITA ñu xoolal la ko par exemple nga jël technicien bu nekk ISRA ak ku nekk ITA kenn ku ne dafay complété ki ci des ba ci consommation bi yooyu yëpp dafay am solo. te am réew ci foofu lay jongantee ci wàllu technique mais nag problème bi mooy technique boobu ñuy wax pratiquement balaa ngay am orientation bu baax ci enseignement bi nekk Sénégal la ngay dem ba am bac te loolu problème la alors bi ngay am BFM rek war nañu xam yow fan nga jëm ak fan nga spécialisé wu ñu am lu ñu la permettre nga dëgmal foofu mais léegi choix yi dafay xaw a yeex ba nga xam ni nit ki bala ngay def sa njàng mujj fi ngay jeexale am na du mat ay 27 ans wuti 30 ans. pratiquement màgget na lu bari njàngum Sénégal moom li ngay tere je pense que loolu mooy importance si ICEP yi nga xam ne ni ñu ko doon inauguré. c'est hyper important voilà. ICEP yooyu nga xam ne ni da ngay ñëw benn jeune boo xamee ni dafa jàng sur le plan technique. ba am bac technique moom wala bëgg am jumtuwaay yu xarala yu mel noonu mën a dem defaral boppam mécanique. auto mécanique générale mën nañ dem manqué wax démb. il faut pas ñu xeeb suñu bopp mën nañ dem ba mën a bañ a jël suñuy avion wala suñuy moteur avion di ko yóbbu France pour ñu defar ko wala ci société yi koy defar mais ñu mën ko defaral suñu bopp. dañu desandi ba tey ci baccalauréat boobu nga xam ne door nañu ko tey c'est lycée Maurice Delafosse série G bi ñoom it tey la ñuy amal seen i jongante ñeenti téeméer yu tegal ñaar ci ay candidat la ñu faa xaar foofee nag bu ñu fa demee gis nañu jël nañu matukaay yëpp ngir nag jongante bi aw ci yoon ñu ànd seex Fatla Mbaye Diop. ñi ngi ci réglage yu mujj yi ci fii ci lycée technique commercial Maurice Delafosse ngir nag bac science technique ci wàllu économie ak gestion. daañu am ñeenti téeméer ak ñaari candidat naa leen am ñaar téeméer ak ñeent fukk ak juróom yu jigéen góor ñi nekk téeméer ak juróom fukk ak juróom ñaar moo fi am jury 1743. lépp loo xam rek bokk na ci matukaay yu ñu war a jël nañu ko jógee nag ci wàllu kaaraange jaar ci lu jëm ci wàllu wér-gu-yaram ak nag contexte coronavirus bi. nañu alerté nañu la police déjà dinañu ñëw pour sécuriser école bi problème sanitaire bi lave-mains yëpp teg nañ leen yéen de classe bu nekk daañu fa teg benn butéelu gel kandaay aussi port du masque bi c'est obligatoire ku ñëw tamit par hasard nga am problème masque bu soobee yàlla dina la jox masque. mu mel ni lépp pare na ba tax na nag ngir respecter lépp lu jëm ci wàllu distanciation sociale ci fukkeelu benn ak juróomeeli classe ak fukk ak ñeente classe bu ne dina am ñaar fukk ak juróomi nit ñaari classe donc mooy am ñaar fukk ak juróom benn nit ngir candidat yi mën a def examen bu mucc ayib. ñu àddu jëmale ni ma la ko waxee ci ndorteel li ci découpage administratif bu yees bi nga xam ne amal nañu ko njaw mu nga wéy di fa desu xambin ci jàmbat yi ndax nag sa waxi naan Nimzaat marché bu bees ba ñu fa yóbbu loolee la askan wa nga xam ne ñoom ñoo féete foofee di sàkku ñu delloowaat ko sa gox ba ñu ko jële woon ndax dañoo gis ne njiitu réew mi faw mu def lu nu mel ndax nag ki Domar Gueye ak maire Aliou Sall ñoom ñoo ko juumloo kon nag naka rectifier Astou Mbeng mooy porte parole jigéen ña féete sa jidd Caaroy kaw ñu teewlu ay kàddoom. Macky Sall dañ koy wax ne moom président wu tous les sénégalais la kon rakkam du bëgg boomoo jàmbur mu di ko nangu ci jàmbur di ko naxee fowukaay doomu jàmbur duñ ko nangu ci jàmbur di ko jox rakkam kon loolu duñ ko nangu warul jël Djiddah Thiaroye Kaw découpé marché bi kese di ko jox Wakhinane Nimzatt te anat ba defoon délimitation bi ci cour suprême ne Djiddah moom marché bi moo ñëwaat def délimitation ne dañ koy neexalee Aliou Sall tey jii nag jigéen Djiddah Thiaroye Kaw dañoo taxaw muy ñu nekk ci parti politique yi mooy ñu nekk ci société civile bi ñoom ñëpp ñu taxaw temm en tant que jigéen di wax ne sàcc googu duñ ko nangu sàcc la. bokkoon si ñuy teewee sa ndaje ma moo di maire bu Djiddah Thiaroye Kaw moom ngay dànqaaf na di xam ne kon lii jéego bu njëkk la rek ndax nag tant que delloo ñu marché bi foofee sa Djiddah Thiaroye Kaw daañu leen dégg ci geneen façon Cheikh Dieng ay kàddoom la ñuy teewlu Younoussa Baldé. loo xam ne Macky Sall bañu ko ci askanu Djiddah Thiaroye Kaw du ko bañ ndax ñun du ñu nekk ay yaafuus du ñu nekk ay mbuqat ba Macky Sall di ñu xoxotal ñuy daw wala ñuy dellu ginnaaw. tey joxe ngeen ci benn avant-goût mu nekkoon le deuxième jalon bi ñu posé après la résolution du conseil municipal. troisième jalon bi nag dina wex dina saf dina tàng ci Macky Sall parce que duñ ko seetaan. lii dafay firndeel ne rek Birahim découpage bi nañu ko waroon a waxtaanee avant ñu siy soobu des na. Mambay ça va même au-delà affaire du découpage boo xoolee coowal marché c'est pas la première fois muy am
marché bi fii la bokk recette yi fee la war a dem ak yu ni mel c'est pas la première fois xam nga ñu ngi wane sànq par exemple lu jëm ci réhabilitation ak gestion marché Sandaga muy di coow entre mairie Dakar ak mairie Dakar Plateau dafa am loo xamante ni dañ ko boole woon ci programme bi mooy fexe ba tey commune bu nekk war a mën a am marché boo xamee ni dina mën a indi générer ay ressources ci ñi nga xamee ni ñoom ñoo fay liggéey ak mairie yi nga xamee ni ñoom ñoo ko yore mais mënoo jël benn marché boo xamee ni dañ ko yàgg moomale benn gox wu ci mel ni Djiddah Thiaroye Kaw ndax redécoupage nga dindi marché boobu nga xam ne peut-être c'était benn ci source de finance source de nu ñu koy weeti koppar goo xam ne da doon dugg ci mairie bi yu raar wala yu néew nga jëlee ko ci ñoom yóbbu ko feneen ça prouve juste que acte 3 de la décentralisation am na ay impair ci biir am na yu bari yoo xam ne faw ñu jubbanti ko ndax li valable fii ci Dakar ñu wax ko ci banlieue marché Djiddah Thiaroye Kaw wala beneen marché noonu la valable également boo demee dans les régions ñu ne non Thiès Est moom lii wala Thiès Ouest moom lii donc il faut nécessairement ñu leeral ko mais surtout ñu mën a permettre aux municipalités ñu ngi jëm ci ay élections mais ñu mën a am ay ressources ay sources de financement yoo xamee ni dañ mën a demal seen bopp ba coowal marché dootoo ko ci déggati. déjà 3 de la décentralisation élage maire yi si ay jafe-jafe la ñu nekk ci wàllum koppar tey jii découpage bi ñëw ñu jëlee benn marché sa Djiddah Thiaroye ko yóbbu ko sa waxi naan Nimzaat dana metti si maire yi ba. ci mais bataille bu yàgg la mais ku nekk doon li am ni tey moom nga doon xaar ni foofu lay mujj parce que commune bu nekk ak taaga jaram bàkk ba ji pamante mu daal di teew mën a kan asalaamaaleykum. aleykum salaam Mame Ndiaye. naka yitte. alhamdulilah naka jam ñaajo. waaw ñëpp a ngi si jàmm. jam si teex Dugaar. ak Dugaar waaw. waaw ndox rëppal ma boole ko si. parce que ñu ngi koy xëcc wax waa yéen. waaw mais yokk si tamit gànjaay nag. xam nga foofu mooy cosaan bi. gànjaay. waaw ñu boole si gànjaay fu mu nekk. Kaolack. Kaolack waaw avant Kaolack rek entre Fatick ak Kaolack. daanaka mooy commune bu gën a mag si zone boobu. ok man léegi sama bopp dama ciy boole xombal également. yokk si xombal oui. ay ca football Ligue 1 16e journée retard la Jaraaf mu mel ni moo dominé Jàmbaar tey jii ñu fas yéene am Pikine ak Snaps. oui démb kon Jaraaf bu Ndakaaru nag moom moo daan équipe bu Jàmbaar ñaari bal ci benn mu nekk nag ndam lu am solo ci Jaraaf bu Ndakaaru loolu nag fukk ak benn lu bëccëg match en retard la woon kon boobu la ndam sax tax na Jaraaf bu Ndakaaru waxtu wi nekk si juróomeelu place bi ak fanweeri point ak ñeent dañ ci teewlu kii di Cheikh Gueye mi tàggat Jaraaf bu Ndakaaru muy xam ne ne waxtu wi kon ñoo ngi waajal nag seen diggante ak AS Pikine jëm ci 23e journée bi. si bi xamoon na ni dina métti parce que xamoon na ni aussi équipe bi nga xamante ni moom mooy Jàmbaar équipe joueuse la te moom mooy am possession du ballon ñun xamoon na ni dina am possession ci ballon mais ñun doonuñu woon intéressé mu am possession ci ballon ci ginnaaw mais li nga xamante ni moom lañ doon gën a liggéey pour mu bañ ko am mooy mu am possession ci milieu bi wala mu sonal ñu ci côté yi doon leen réussir deuxième mi-temps naxanteeg ñoom ba am ñaari but bi nga xam ne am nga ñaari but boo ñëwee deuxième mi-temps équipe bi nga xam moo nekk en retard daf lay jéem a bousculer bu la bousculer nag c'est normal nga reculer tuuti encaissé na but boo xamante ni sur penalty boo xamante ni mënoon na ñàkk su fekkoon ko ne xawoon na gën a intelligence mais loolu ak football ñoo ànd bu amee aussi il fallait que ñu resserrer les lignes wàññi espace ba nga xam Jàmbaar am occasion heureusement am na benn occasion raté ci dernière minute li amoon solo moo doon les 3 points parce que dañ ni fekkee da nga bëgg nekk ci kaw il faut ngay gagner équipe yi nga xam ñoo nekk ci kaw gagné nañu kii di génération pour gagner Jàmbaar daan football ak Pikine am nañ occasion pour gis Pikine devant Seneps à Thiès pour xool nan nañuy préparer match sur le plan tactique. ñu desandi ba tey ci boobule jongante ndaxte Jàmbaar démb foogoon dafa daan nag ñi di waa Jaraaf kon dina nag jël ñaareelu place bi waaye waxtu yi ba tey moom moo des nag si ñetteelu place bi en tout cas ki leen tàggat di Mbaye Badji gis na ne daal ñoom leen gën a ñor nag mooy formation bi encadré ndaw ñi ngir nag ñoom ñu mën a nag wëyal seen bëgg-bëgg waaye teewul ñoom tamit match bii di ñëw dinañ ci laale ak génération foot ñu teewlu ci kii di El Hadji Mbaye Badji. honnêtement bi ñuy ñëw amoon nañu yaakaar pour def résultat bu baax donc tey suñu borom dogal na Jaraaf moo gagné donc vraiment déception la pour ñun parce que préparé woon nañu match bi jëloon nañ suñu matuwaay yëpp pour jouer match bi mais malheureusement équipe bi li mu tegle ay match moo bari te pratiquement c'est la même équipe moo joué 3 matchs yi waaw match génération foot ñu ngi koy préparé comme match yëpp parce que xam nañ ne buñ fa demee dina métti donc lépp lu ñu mën a def rek mooy dem pour jëli fa résultat bu positif. kon tey jii ñu ngi ko annoncé woon sànq rek AS Pikine nekk si ñaareelu place bi ak ñeent fukki poñ moo fas yéene nag dem foofu ci stade Maniang Soumaré ca Thiès ngir laale fa ak Seneps excellence bu Thiès bu juróomi waxtu jotee Pikine nag kon moom dafa nag bëgg a def kéem kàttanam ngir gën a jege Teungueth FC bi nga xam ne waxtu yi moom moo nekk ci première place bi la jongante nag dafa jëm ci ñaar fukkeelu bëccëg ci match en retard kon Pikine waxtu wi tamit amaat beneen défi mooy def kéem
baraw ñaar ñi nga xam ne ñoo nekk ci ginnaaw muy génération foot ak jàmbaax bu Saly di fàttali nag di Senep moom Senep excellence bu Thiès nekk ci fukkeelu place bi ak ñaar fukki poñ ak ñett waxtu wi li muy xeex rek mooy descendi ci Ligue 1 bu football bu Sénégal. gannaaw Ligue 1 ñu waxtaanee Ligue 2 ak Linguère de Saint-Louis bi nga xam ne mi ngi ci yoon bu baax bi. waaw mu ngi ci yoon bu baax bi ndaxte lu jëm nag ci 20e journée en retard bi ni ki démb nag Linguère bu Saint-Louis dafa gën a dëgëral la ñaareelu place am ci championnat bi ndaxte moom dafa daan ñii di waa Africa Promo Foot ñetti bal ci dara kon waxtu bi nag Linguère moom am na 45 points rawe US Ouakam mi nekk ñetteelu place bi fukki poñ. ñu jàpp ne kon ñeenti poñ moo dox ci digganteem ak ñii di waa Guédiawaye FC bi nga xam ne waxtu bi ñoo nekk ci bopp championnat bi naam sax ni Guédiawaye moom validé na ci kéem nag ngir Ligue 1 bi ni ki année prochaine Africa Promo Foot moom gannaaw boobu ñàkkee démb kon ñu jàpp ne déwén kon ci national 1 bi lay football kon ñu jàpp ne nag lu jëm ci wàllum relégation bi Africa Promo Foot gannaaw ba mu nag wàcce Thiès FC Renaissance bu Ndakaaru ak jamono bu Fatick ñoom ñooy xeex ngir xool kan mooy des ci Ligue 2 bi. kon ëllëg si àjjuma ji la ñuy door quart de finale yu Euro 2020 wala ak it Copa America bi. waaw ñu tàmbalee ko ak nag lu jëm ci wàllum quart de finale Euro bi ëllëg bu 16h jotee kon Suisse moom dina ci laale ak Espagne foofu ca Saint-Pétersbourg stadium lañ koy amalee 19h nag ci diggante Belgique ak Italie ca stade Allianz Arena nekk ca Bayern Munich ca Allemagne lañ koy amalee kon samedi bi nag 16h République bu Tchèque ak Danemark la ñu fas yéene ko amalee foofu ca Bakou ca Azerbaïdjan ci stade bu Olympique 19h nag Angleterre ak Ukraine la ñu fas yéene ko amale foofu ci Rome ci Stadio Olimpico niki nag ci àjjuma ji tamit ëllëg kon ci la ñuy amal tamit quart de finale jëm nag ci Copa America bi 21h Pérou la ak Paraguay 0h Brésil mi dalal boobule compétition moo ci laale ak Chili samedi bi 22h Colombie ak Uruguay la 1h du matin nag ci la ñu fas yéene amal Équateur Argentine di fàttali nag ni demi-finale Copa bi dinañ ko amal niki juróomi fan jàpp juróom-benn fan ci weerum juillet. fukki fan nag ci weerum juillet la ñuy amal finalu Copa America kon le grand-mère Mame Mbaye Ndiaye fii la ñu ndar keppe lu jëm ci wàllum xibaaru tàggat yaram di la jox dig daje rek bu 12h jotee ak Birahim Diadio Touré 13h ñu fas yéene ci ànd ak le député du peuple El Hadji Mouhamadou Mansour Diop. El Hadji Mouhamadou Mansour kon jaajëf. jaajëf maam bu subaa ak jàmm. bu subaa ak jàmm incha allah. incha allah jaajëf ba demee incha allah. ay ca pàcc bu mujj bi soxal bi la jotaay xibaar yi yéene kaay xëy fësal lay doon ndax El Hadji Ahmed Aïdara. li kilifa di tudd ci xaalis day ci réew mi la bari na lool les fa yéene kaa ne dama ne la budget 2022 bi day waaw gouvernement bi la fa mu teg seen bët day juróomi junni ci ay milliards la allahu akbar 5000 milliards l'observateur ne ëpp na ko l'observateur ne ëpp na ko député nag ginnaaw ba ñu dégloo ministre Abdoulaye Daouda Diallo ba pare day waaw daal dinañuy wane seen njàqare gis inquiétude ba waaw parce que député maire bu Mbambilor dañ leen jóob nee na d'accord naa te kontaan naa ci téeméer boo jël ci budget bi la juróom fukk ak juróom-ñeent ya 59% investissement la waaye lu jëm nag ci wàllum infrastructure yi la jàpp naa ne liggéey bi day des na de parce que xoolal leen ma hôpital yi su mbargaan gi le ñaata doomu aadama kon ñoom ñoo fay yeewoo vraiment hôpital ba war naa dépasser nag niveau bi le ngañ joob yemu ca waaw parce que nee na xoolal leen ma Mbambilor lu tolloo juróom benn fukki junni ak juróom-ñeent 69000 habitants waaye Mbambilor amul lycée ba léegi ni le yaa jum wala maa jum ngañ joob ne Mbambilor amul benn lycée nag laa la wax te CM Gorom 1 bi nga xam ne kon moom lañ doon tabax atu yàllaa ngi ni lée CM bi pareegul ba léegi ni lée maire Mbambilor ne am na ay élèves yoo xam ne ci Mbambilor gi lée ci ay saket ak rinting la ñuy jàngee abri provisoire waaw critique yéene kaay ne 2012 2022 ba day waaw budget ba yegg na ci juróomi junni ci ay milliards mais gis nga xarañte professionnalisme gi nga xam ne moom la gars yu Abdoulaye Daouda Diallo nekke ni lée gars yi rafetlu nañu ko de Le Quotidien yéene kaay ne xanaa xamoo leen ne budget ba lañ ca bëggoon romb nañu ko sax fukk ak juróom-ñaar ci ay milliards Direct News ne Abdoulaye Daouda Diallo kay ginnaawam bandang waaw parce que nag lu tolloo 12088 salles de classe tabax nañu ko abri provisoire yooyee lu tolloo 1850 daal dinañ koy tabax ci ay classe waaw 1,231,096,000 ci ay recette 2021 bi kon def nañ ko transport ci wàllum dem ngeen di ki gilee autorail yi relancé nañ ko te état bi nag lu ci tolloo juróomi milliards la fa seene dugal at bu ne jagleelee ko commune yi lée pension retraité yi lée nee nañ danañ ca dolli slëf libération yéene kaay ne boo jëlee 2012 léegi ni lée dama ne la gars yi doublé nañu budget ba laa la wax benn arriéré de paiement amul ci entreprise yi nga xam ne dañuy liggéeyal nguur gi
lée alerte yéene kaay ak réew mi quotidien loi bi ci wàllum terrorisme ga day waaw opposition ba nekk ci assemblée nationale ga lay dem nañ kalaame ji te conseil constitutionnel laa la wax sursaane dama lay gis nga député yi nekk ci opposition bi day am nañu lu ci toloo ñaar fukk ak benn ci ay signature ngir conseil constitutionnel googe daal di niilal lii ñu yokk kon ci wàllum loi bi yéene kaa gi ne waaye gis nga loi bi nga xam ne nañu koo voté fanweeri fan ci weeru décembre 2019 muy daan wàllum yekkataan viol ak lu ni mel waaw ñu ci bëree bëri dañoo umpale la nekk ca loi boobee waaw parce que yow raay rek raay caressé raay juróomi at jàpp fukki at la raay kese idée xanaa kon boo defee leneen aduna tukki bu ñu sukkandikoo ci article 320 bis waaw nee na lépp lu xeetoo ak wàllu bi yekkataan raay mbelle mbirum saay-saay jëfandikoo ay image wala son jaare ko ci ay mbirum technique bu mën a ne naa ay whatsapp la ak ñoomin seen bu mu ci mën a ne laa la wax lalu ci mbirum góor ak jigéen sexuel nga def ko xale boo xam ni fukki at ak juróom benn la am loo ba day daan na la juróomi at jàpp fukki atu yàlla laa la wax laa ilaaha illallaah yéene kaay daaw da càmmine te article dafa ne bu dee da ngaa yegg ca kawam na dëggantaan te pénétration sexuelle la waaw kuur ga ca gën ga nga def ko ci fitna wañaar loxoom jaay ko doole wala menacé ko wala bett ko loolee viol la fukki at jàpp ñaar fukki atu yàlla allahu akbar sur ko di yéene xoolal ma coppite yi nga xam ne président Macky Sall def na ko lépp diggante jaay doole la ak wax ju toogul rek ay imprécision wala yaakamti kay xoolal leen ma acte 3 décentralisation googe bi ko fi Macky Sall indee waaw xoolal leen ma yenn communes yi lan lañ ci jëlee toroxtaange xoolal leen ma référendum bi la ak 15 points mi jaay doole wala yaakamti xoolal leen ma loi bi tey ji la ci wàllum terrorisme gi forcing jaay doole jiixi jaaxa te gis nga nag boo ci génnee coppite yooyu muy indi ci loi bi day modification yi ci code électoral bi nag sur sa année xalifis yi nekk ca Bakel day ay punkal yu nekk ci Benno Bokk Yaakaar waaw ñoo ne leen ñëw leen waa kër Khalifa Sall ne ñoo lànk laa la wax looloy dëgg de les fa yéene kaay ne waa gëm sa bopp day am nañu ñoo xam ne ñëw nañ ca ñoom jóge AFP APR ak parti démocratique sénégalais tribune yéene kaay ne waaye yow demu Macky Sall ba ca Thiès moom mburu waaw lan moo tax ba Sow ñëwul astafurlah lan moo tax ba Idrissa Seck ñëwul en tout cas coow li bari na de waaye yow ndax Idrissa Seck daa nekkoon ca biir Thiès googe ne muut daal di toog fi mu toog wala dafa nekk ca këram nga nekk ca Bandia gële di seetaan demu Macky ba wala ndax Idrissa Seck dafa nekk ci Ndakaaru njaay jël jóob gi lée nekk ci ay mbiru boppam en tout cas ñenn ñoo xam ne dañoo ànd ak Idrissa Seck day dañoo jàpp ne Idrissa Seck kilifa la ay dem ci ay gatandoo ay buuxanteeg yooyee du ca ne yéeni kaa gi ne waa kon xanaa Idrissa Seck moo gën a fort ministre yi punkal yi nekk ci réew mi Idrissa Seck tey bañ a dem waaw parce que tribune yéene kaay nee na Idrissa Seck moo gënoon a soxor ci Macky Sall laa la wax di ko xas di ko toroxal bam ne tootu ko toral Idrissa Seck moomee moo mujj nag lekkaat watu ak tiflit yi nga xam ne kon génne woon na ko te gémmeñ nga ñu fal ko président conseil économique te Idrissa Seck dane woon bu ma faloo conseil économique bi lée dama ko fii jëlee waa conseil économique boobee bañ leen laajee waaw nee nañu Idrissa Seck day ñëwatul sax ca bureau ba nag faf yéeni kaay déeme jaagi ne waaye yow Idrissa Seck tamit moo tey ne muut kat waaw lan lay waxati yow Idrissa Seck xam nga ne bu ne sëqat wala mu wax lu ndaw Macky Sall mën na koo dàq te Idrissa Seck moom Macky Sall bu ko dàqee na ko leer ne mooy bare na ca retraite politique par force termine yéene kaa ne ministre de l'artisanat day Baba Amadou Ndiaye waaw nee na ñun day accueil bi gisuñ ci dara lu dul lu baax réussite am na ca mobilisation bi am na te waa Thiès tam wan nañ président Macky Sall ne ko vraiment affaire bi yow la 24 heures yéene kaa ne politique Sénégal bi lée munoog soo ak Gloria est-ce que ñi itam jaawale wuñ saafarawu jàmbur sangoo ko réew moo xam ne jàpp nañ ne président de la république daal yàlla ju ndaw problème yëpp moo koy saafara looloo tax ñu koy biiw ni weñi kon di biiwee ay ginnaaw kër ar di tali waaw état Sénégal bi nga xam ne day léegi dañ koo jàppee ay mbirum waxaale mais te koy waxaale fëgg jaay négociation ay weccante ay alal mbir mi daal teranga la mandat bi nguur gi nombre de militants réew mi quotidien waa parti démocratique sénégalais moom xanaa dañ koo fàtte keroog ba jubóo Massalikul Jinaan bi amee ak léegi ni lée Abdoulaye Wade tamit dem ca palais ba Macky Sall di ko ne ko dana ko seetee gi ko ba léegi ni lée mbaadu kon dañoo nax Abdoulaye Wade daal di koy piégé yéene kaa gi ne mais léegi auto politique bi lée bu ñu waxantee dëgg Ousmane Sonko ak Macky Sall la parce que fu ñu waxee opposition ak nguur xeex ba Ousmane Sonko ak Macky Sall la daal di jël PDS na tegee ko nee ca tuus ya du yoon parti démocratique sénégalais nag bu ñu demee ba amatul kattan bu mu xeexee ak Macky Sall mi lée
non bokkul ak PDS ba ñu xamoon de bi am ñaar fukki at ak juróom-benn ci opposition amaat fukki at ak ñaar ci nguur ah non buñ demee ba PDS mënatul xeex wala amul kattan gu mu xeexee ak Macky non PDS ba woon ak bii bokkul les voyés ne kaa ne defaraat nag ak yorinu marché Sandaga day xeex baa nga ca diggante Soham Wardini maire de Dakar ak Alioune Ndoye maire Plateau laaste Guédiawaye fi fu nañ de ndaxte nee ñu fonctionnaire yi ñooy tongtongee kon seen suuf soosé taatu fila ooye la ñuy séddoo waaw te ña ngay tuumal nag direction générale impôt domaine na ñoo bëgg a tegate loxo ñeent ci ay hectares cay Guédiawaye cay Guédiawaye fila woo Guédiawaye Drago Guédiawaye Corona Guédiawaye pétrole Guédiawaye waaw kay pétrole boobee nag lañ war a xeex parce que suul gaz du ko tere xeeñ te troisième mandat dañ ko fiy tere rek boo paree ma ne la alaaji tëjal jaajëf El Hadj Ahmed Aïdara jaajëf